jaageen jëf candi bi ak ñun ITV waxtu xabaar marax yi ci gën a fees bokk na ca ni génn bu njëkk bu équipe nationale bu Sénégal ci coupe d'Afrique bay am ca Cameroun Sénégal naam am nag ndam ci kanamu Zimbabwe waaye ci kaw gàllankoor gu tal Sadio Mané mi dugal bii ci penalty ni waaw dëggal ndam am na waaye jontewaat mënta ñàkk daañu si ñëw ci biir xabaar yi nu mu gën a yaatu dégg ay kàddoom doon ci bokk itam lu soxal ba tey li nga xam moo di Sénégal ak coupe d'Afrique des Nations bi ak li nga xam si moo di ni ñu tënkee mbir mi RTS tëye li nga xam si moo di CAN baak ay droit am ci biir Sénégal Bamba Kassé mi di Saint-Louis jàpp ni lu nu war a waxtaane la ngir jéem a soppi doxin jàngat na ko dañu ko dégg moom itam ci biir xabaar yi booy fekk na réew Mali moom ñi nga xam ñoo di soldat sa bëgg a toogandi ba fekk atum 2026 lu ni mel tax na ba ñu jàpp ni kon juróomi at ëpp na CEDEAO ni mukk xel mënu koy ndangum bëgg a teg si ñoom ay daan lu ni mel tax na jàngat mënta ñàkk Bakary Sambou di jàngat mbirum fippo li ci xew ci biir Afrique jàngat ko daañu ko dégg moom itam kàddoom ci biir xabaar yi daañ ci boole itam lu jëm ci mbirum woto yeeg dëkk bi Ndakaaru Njaay xat gi mu xat tax na ba daanaka lu ci bari ci ay woto parking yi ak boo demee ci yenn barab yi da ngay génne koppar ngir mën a gaare yooyu lay koppar fu muy dem nu su ko war a yore ak ñan ñooy koy doxal dëgg loolu lépp tax na ba daañu ci ànd ak gëstu bu xóot bu neex si naaw markat li mu gën a fees niskis incha allah faram fàcce gi sant leen gërëm leen ci ànd bi ak ñun ITV faram fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbali ci soxal coupe d'Afrique des Nations ca Cameroun Sénégal gënd mu njëkk tey ji la woon sàng ci benn waxtu ba ak léegi waaye am na ndam ci kanamu Zimbabwe ci kaw jafe-jafe nag Sadio Mané moo toj caax yi muy ab benn bal cote di ab penalty moom Sadio Mané sax ñëwaat na dëgg-dëgg ci li xew ak jongante ba ñu teewlu kàddoom la mu dénk sunu ay envoyés spéciaux ñu nekkal ci Cameroun. Comme je l'ai dit, on aimerait avoir Koulibaly, on Edouard, donc Crépin, bien sûr, Ismaïla. doon na am solo ñu amoon ku mel nii ki nga xam ne moo di Kalidou Koulibaly doon na am solo ñu am Ismaïla Sarr ndax ñoom dañoo nekk ñu am solo ci équipe bi waaye tamit gis ngeen ñi nga xam ne tànn nañu leen ñoom it am nañu solo day wane rek ne ku nekk ci équipe bi yëpp dafa am njëriñ loo xam ne war na ko jouer ci li nga xam ne moom la ñuy daal di amal. am nañu ndam penalty bi dama ko jël ci xel mu dal doo ko ci xel mu dal moo waral tamit dugal naa ko ni nga xam ne noonu laa ko yaakaare woon léegi nag du ñu yàkkamti dañ jël match par match bu nekk ñu jéem a xool naka lu ñuy amee ndam ngir jàll ci li nga xam ne moo gën a kawee te foofu la ñëpp di xaar li nga xam ne moo di Sénégal. Sadio Mané mi dugal bii bi jamono boobee ñu bari di ko sargal ak gërëm ak taxawaayu gaynde ak jàngat ba ci ñëpp di am kenn ci gaynde yi di Idrissa Gana Gueye xam ngeen ko moom it def na jàngatam ci li xew nee na dëgg la Covid bi moo fi jaar ndax ku mel ni xëy na Kalidou Koulibaly bu ñëwoon dina am lu mu soppi ñeen ak ñeneen naka noonu jàpp ni naam ku nekk la nga am ngay doxee donte gàllankoor amoon li am solo mooy fexe gën jëm di ñàkk jogante yi ñëw daañu gën a jubbanteeg joyanti ba mu gën a tegul ci yoon ñu teewlu ba tey kàddu Idrissa Gana Gueye suñuy envoyé spéciaux. Très importante. On sait que c'est toujours de bien débuter la CAN. li am solo mooy ab ndorte bu am njëriñ ndax li nga xam te ne bii moo am ci Coupe d'Afrique bi dafa wuteeg ay jongante yu bëri ndam li dafa nekkoon lu am solo yàlla baax na ba daal nañu koy am ñëpp xam nañu ne Coupe d'Afrique dafa nekk match yoo xam ne métti na te dëkk yi ku nekk ñëw am benn objectif mooy gagné li nga xam ne moo di match yi nekk sa kanam amul équipe bu ndaw boo xam ne am na fii Zimbabwe daan nañuy daal di football bu am solo ngir défendre li nga xam ne moo di seen ñun tamit loolu la ñu def am nañu but bi nga xam ne moom la ñu daal di gagné donte li nga xam ne moo di tàngoor wi amoon na fi ak li nga xamante ni bi moo di ni dëkk bi sore am nañu yeexital ci bi waaye li amoon solo mooy ndam yi te am nañu on a montré du caractère et c'est ça qui nous a permis de gagner ce match-là aujourd'hui. muy ñaari international Sénégal yooyu di Sadio Mané ak kii di Idrissa Gana Gueye jàppale ni kon équipe bu am solo la fa groupe E-Media yónni bokk na cam kii di Sékou Seydi Babacar Ndiaye ak ki nga xamoo di Babacar Ndaw Faye Serigne Saliou Dem ak mba ñu àndal ak Cheikh Diop lu ni mel sax tax na ba ki nga xamoo di tàggatkatu gaynde yi di Cissé
moom ci boppam kàddoom jot naa jip nee na jamono ji tembe li mu gis naam jafe-jafe am na kenn du ko laam-laamee waaye tam moom itam nangu na Covid bi moo ko sooke ndax li man ay élément moo sakkan waaye du ñàkk tamit ñii fi nekk tey joxe nañ seen kem kattan waaye nag du ñàkk début compétition la jongante la mënta ñàkk mu am ay gàllankoor waaye defaraat tam la mun la wax moom nga xam ne mu di Cissé Alioune wane na ko daañu di ko am incha allah bala xibaar yi jëf jombul ndax kàddoom ba tey jot na jip jëm ci wàllu guddi mel boobee itam fekk na Sénégal ak gaynde yeeg ak coupe ba ca kaan ba ne ko président Macky Sall waxee ba mu leen jox raay réew mi itam la leen di yeb leen waaw na ngeen wi dugal ba ca 90e minute ba jokku sax noonu la ko Sadio Mané defee ba ca 90e minute ba leen dugal bii bi tax Sénégal mu ngi ndam waaye keneen ko xam kàddoom jib na mooy ki teewal États-Unis daal ci biir Sénégal mu ko xam di rek Tulinabo Salama Muzingi kàddoom jot na jib jàpp ni faaw mu ñaax sunu gaynde itam kàddoom jib ñu teewlu ko la mu dénk ki nga xam si moo di Mame Abdou Gueye Kassé. Je voudrais souhaiter une très bonne chance à mes deux équipes préférées. dama bëgg a souhaiter bonne chance ñaari équipe yi nga xam ne ñoom laay supporter ci CAN bi muy équipe nationale bu Sénégal ak équipe nationale bu Guinée-Bissau maa ngi leen di ñaanal CAN jàmm ak salaam bu ànd ak succès ni ko njiitu réewu Sénégal nag Macky Sall waxee woon ba muy joxe drapeau national bi li ñu bëgg mooy gaynde yu Sénégal am ndam indi coupe bi kon nag ñu ngi xaar coupe bi bu baax a baax. allez les gaynde dem ba jeex kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo yor diplomatie amee fii ci Sénégal yépp ñu ngi seen gannaaw di leen dooleel ca kaw ca kanam. Diplomatique américaine au Sénégal est derrière vous ca kaw ca kanam. ca kaw ca kanam kàddu ko ambassadeur États-Unis d'Amérique ci biir Sénégal. xabaar yi wéy ba tey ak mbirum tàggat yaram coow lu jeexagul daanaka CAN bu ñëw wala coupe du monde bu ñëw ci wàllum football ngeen dégg coowal droit de transmission mooy ana ban chaîne ak ban télévision moo am droit yi ngir wane CAN bi wala jongante bi ci biir Sénégal. RTS ba tey coow li nekk na ci moom neen dafa génn ay koppar yu sakkan ba tax kenn amul sañ-sañ wane commenté moo xam ay réseaux sociaux la wala rajo wala télévision ci moom rek moo ko am sañ-sañ ci biir Sénégal li mel moo tax jàngat mënta ñàkk Bamba Kassé moo jiite SYNPICS ni saye boo ñu gën a càmbar mbir mi moom sax dem na bay am laam-laam ne waaw ndax xam dëgg-dëgg sax RTS mu am droit yi lu ci mën doon nee na waxtaan bu xóot lu mënta ñàkk la ndax li fekk ñuy dem ci amul lijjanti gu wér ëllëg yi coow mën naa amaat ci biir Sénégal ñu teewlu kàddu ko Bamba Kassé. Coupe d'Afrique dans toute la phase nga xamante ne mooy phase de promotion de la Coupe d'Afrique parce que mooy phase éliminatoire foofu sax am na tuuti droit mais CAF dafay tolérant day bàyyi rajo yi ak ñeneen ñi ñu koy kii parce que loolu moo ko arrangé li ko arrangé mooy ñu fexe ba def ko un événement planétaire journée bu éliminatoire bu ne CAF bu sañoon on ne parlera que de football dans tous les pays d'Afrique mais nag bu ñu ñëwee léegi ba ci cappaandaw gi ñu indi yeneen règle indi ay règles commerciales c'est normal quelque part parce que CAF loolu moo koy dundal maintenant le problème avec les droits yi RTS acquérir dafa benn problème bu ci nekk parce que dégg naa ñu bëri ñu ne woy la RTS a refusé la RTS tey est-ce que même bu fekkoon bëgg na gars yi di continuer di def li ñu doon def maanaam mooy commentaire yu neex yi gars yi di def en teg seen télé di commentaire est-ce que tey bu ko bëggoon am na sañ-sañ bi parce que RTS aussi moomul droit yi RTS dafa jël droit en tant que entité de télévisuel et radiophonique bu nekk Sénégal boo demee Gambie beneen la ba et cetera CAF dafa partitionné lii mu jaay ko ci satellitaire bi lii mu jaay ko ci terrestre bi donc je pense il est encore important et ñun loolu dinañ ko dugal ci ñu kuréel yi nga xamante ne moom ñu tàmbali jeudi pour saba yàlla il faut que ñëpp ñëw ñu toog ñu discuter de cette question là nga xamante ne dafa dépasser même les coupes d'Afrique wala les coupes du monde mais dafa concerner l'économie des médias il faut que ñu toog ñu waxtaan les droits radiophoniques de plus en plus seront des droits exclusifs vendus donc il faut que ñëpp xam ko en matière de sport là ñu ngi ci coupe d'Afrique mais boo gars yi préparé la coupe du monde bi ce sera pire maintenant am nañ ay voies et moyens par exemple pour que les radios privées sénégalais ñoom ñëpp coordonner seen biir dajale ku ne am loo cotiser ñu boole ko dem jënd benn frange de droit wala benn package de droit boo xam ne dinañ ko utiliser bien sûr c'est des choses qui existent qui peuvent exister mais en amont dafay fekk d'abord nga xam spectre de droit yi gars yi di jaay xam naka nañ ko mën a exploiter xam est-ce que lan mooy caractère exclusif wala non exclusif bu ko defee loolu yëpp bu ñu ko boolee nag ñi mën a déggoo dina mën a déggoo ñi mënta déggoo tamit ku ne dema sa bopp. muy kaddu Bamba Kassé moo jiite SYNPICS jokkoom ak iRadio xabaar yu wéy ci ITV muy xabaaru marax yi jàppale ni mbirum élection locale di daal di jamono ji tembe ndax ñu ne campagne bi ubbi na waaye nag ci kaw yi coow lu mel moo tax yenn ci ay kuréel ni wooteeg dal lu mënta ñàkk la waxtaane ko tam ba jàmm dellusiwaat bokk na ci ñooñu ak Adja Mariam Diallo
moom dafa yore ab kuréel gu jàppal tànk ñii di Benno Bokk Yaakaar waaye teew jàpp na ni daal lu mënta ñàkk la ci réew mi ak fi ñu toll tey ngir ëllëg lépp jur jàmm ñu teewlu ko moom kii di Adja Mariam Diallo am na lu mu ca dénk Souleymane Diallo ñu teewlu kàddoom. Qui est en train de mettre aujourd'hui le Sénégal sur les rails de l'émergence, qui est en train aujourd'hui de développer le Sénégal à travers ses programmes et ses projets. Donc je pense que la nécessité aujourd'hui, c'est que le Sénégal soit uni autour de l'essentiel, autour de la paix. Nous allons vers des élections très tendues, mais nous demandons que ces élections se passent dans les règles de l'art, dans un climat apaisé, dans un climat de paix, un climat social, mais que les candidats du Benno Bokk Yaakaar, la majorité présidentielle et celle de l'opposition puissent présenter des programmes cohérents, des projets de société, des plans directeurs, des plans d'action qui peuvent convaincre les populations à adhérer à leur cause pour le reconduire, mais pas inviter à notre... daañu dellu si waat ma ngay wax kàllaam ak français waaye lu ñu ci mën di doon mooy di woote dal ci élection locale yi ba jàmm dellu si waat suñu jégalu ci na boobu lépp élément daal di yetaxlu ci biir xabaaru wolof yi. xabaar yi wéy lii mi ngi soxal mbirum réewu Mali xam ngeen ni Mali jamono ji tembe nux mu wéy di am ginnaaw ba soldat foqal be nguur ga boobaak léegi CEDEAO mi ngi bëgg joxaat civilier nguur ga waaye soldat sañu ñu goy tey daal ba léegi ñi ngi wéy di jàpp ci la ñu jàpp nañu wax sax ni kon dañoo bëgg a dem ba juróomi at ci kanam soo ko joxe léegi yi CEDEAO nag fëgg taabal ji fëgg dënam wane lu mel noonu la muy kon ay daan du ñàkk taw seen kaw ñoom kilifay Mali jàngat lu mënta ñàkk la ay borom xam-xam ci wàll gi mbirum géopolitique ak crise yi am ci CEDEAO bi ñooñu bokk na ca kii di professeur Bakary Samb moo jiite bànqaas bi ñuy wax Tombouctou Institut kàddoom ma ngay jibak fa fàcce ak ITV. sanction yi nga xam ni dañ koo gàll ci ndodu Mali tey mooy li ñu tuddee lu metti lu mënul woon a ñàkk kenn mënul woon a bàyyi ci sous-région bi ay nit jël pouvoir ay militaire ci ay coup d'état toog ba bu mu leen neexee ci jamono boobu nga xam ni fële ci Guinée aussi lu mel noonu moo xew donc lii dafa nekk exemple boo xam ni il fallait ñu jël ko bien que CEDEAO gis nga ay yoon gis nga sax ni mu woyofale yenn sanctions yi ni population bi ci wàllu lu jëm ci dund ak lu jëm ci faju du ci bokk loolu nag su amee dañuy teg fële li nga xam mooy sentiment nationaliste xam ni instabilité boo xam ni mi ngi yoot Mali bu su fa étalé woo benn réew boo xam ni benn ak Mali doo ci mucc ci région boo xam ne ñu ngi ci wàllu instabilité loolu mënu woon a ñàkk lu métti la gaa mais yaakaar naa ni soo xoolee du nekk loo xam ni mun na yàgg ndax ñi nga xam ne ñooy soldats yi laajoon juróomi at te biñ ne sax suba la sommet CEDEAO am na ñun dem nañ sax ni ñaari at la dañu nekkoon ci logique gu chantage su sanction yi continuer te yaakaar naa ni mënta yàggati tuuti dinañ ñëwaat ci table négociation bi ñu a de meilleurs sentiments pour Mali jéem a xool nan lay réussir transition bi delluwaat ci yoonu démocratie aussi delluwaat aussi surtout ci fàttali nga xam moo fa nekk ci ay problèmes sécuritaires. muy faram fàcceek professeur Bakary Samb jàngat la xew ci Mali mu jàpp ne kon xëy na lu métti lu mënta ñàkk la ndax situation bi moo ko laaj dañ toppaat yooyu mbir incha allah ca na mu gën a yaatu ak rédaction bu ITV. xabaar yi wéy lii mi ngi soxal mbirum njënd meeg njaay ci biir Sénégal daanaka boo dee xool njënd meeg njaay maanaam commencé baana lu ci ëpp tey ay doomu Guinée ñoo ko yore moo xam góor ñi moo xam jigéen ñi ña ngay xëy na ci marché yi bitig yi la caaju ab gëstu la bu xóot boo xamante ne bii nañuy doxee ak liggéeyam dañ ci ànd ak faram fàcceek Mamadou Dieng reportage. ay fruits ay légumes café wala sax gerte mu jaay mu sew moo xam ne doomu Guinée yi ci réewu Sénégal ñu ci bëri ci lañ yëngu mu yomb loola nga teg ci ñoom bët ci yenn bërëbu jaayukaay yi soxna si moom màdd lay jaay def na at yu bëri muy dund fii ci réewu Sénégal bërëb bi mu fiy jaay mat na fukki at client yi di ko wuyu si. madda mango cerise di tax tout madda bu neex bu sab suukar. client c'est bon client kay macha allah client mu ngi ñëw bu baax. waaw client mu ngi ñëw bu baax kontaan nañu si madda bi nee na madda bi neex na. bagage chaque jour moom si daa ko indi chaque jour day am day jeex takk suba ma dem indiwaat waaw. seen lim takku la doomu réewu Guinée yoo xam ne ci njaay mu sew mi la ñuy yëngu di ci dàq dépense mu bokk ci ñoom borom kër gi. li may for yi loolu lay dundale sama doom yi ak sama parents yëpp à temps en temps yeneen saay damay am yeneen saay du ma am yeneen saay damay am ay 25 000 ay 30 000 yónnee dëkk ba
tuuti tuuti c'est pas beaucoup c'est tuuti lu ne comme lu njëkk ba léegi mel noonu dafa changé lu njëkk ba dangay am client yu bari mais léegi client yi bariwul. Dame Diallo di jaay fruit ñu ëpp ci ay client am di rafetlu qualité fruit yu muy jaay. dañoo ñëwoon fii tey pour jënd ay fruits précisément madd chaque fois suñu wàccee ci maire bi la ñuy ñëw pour jënd madd wala Dakar wala Jaabare ay fruits genre lépp lay jaay mais madd la ëpp li ñuy jënd si fii. jaay yu sew yi di selebe yoon ngir wut koom doomi réewu Guinée yi ci Sénégal di ci tedd. Sénégal dëkkub teranga bi dëkkub jàmm bi dëkkub ubbi koog yaatal xabaar yu wëy leneen mi ngi soxal mbirum dem beeg dikk bi Ndakaaru di gën a xat saa yu xëyee gaare sa woto sax jafe na lool ñenn tam def ko daanukaayu doole nga ñëw bëgg a gaare ñu fexe ba wutal foo gaare waaye nag day am loo joxe muy parking boo xam da nga ci am loo cay fay la ngay fay nu mu organisé kuy fayeeku kuy dugal koppar gi loolu lépp ci la Seydina Omar Kane def gëstu bu xóot ñu teewlu ko. promené wu ci mbeddu ville de Dakar ak oto nekk lu jafe ndax embouteillage am fo gaare nekk lu gën a jafe ci ñiy dawal oto. waaw nekk na lu métti nag nekk na lu métti parce que boo fi gaaree déjà dëkk bi yëpp amul fu ñu gaare oto yi bëri nañu donc nit ñi dañuy ñëw pour gaare dem doxi seen soxla. daanaka espace de stationnement bu disponible amul moo tax lu bëri da ngay ñëw fekk ñu saboo sa oto à moins que nga xam kenn ci ndaw yi gérer parking yi du yu ñuy fay waaye ku gaare dina joxe dara. à chaque fois su ma ñëwee j'ai l'habitude fii laay gaare su fekkee ne yeneen parking yi aussi am na fu may gaare donc moyennant da ngay ñëw gis gars yi taxaw nga neexal leen nga gaare. ku moom espace de parking yi kenn ci ndaw yi gérer parking yi moo ñu ko xamal. parking yëpp ce sont des parkings qui sont réservés dañ ko réserver immeuble bi benn immeuble bi SDH la tudd mais employés yi ak ñi fi dëkk ak ñi fiy liggéeyee ñoom lañu réserver parking yi ñoom dañuy fay mairie plateau ku si nekk dañ la numérotel sa parking bi ngay gaare comprendre nga léegi tey soit-disant bu fekkoon da nga borom oto bi parking bi xëy seegul ñi nga xamante ne ñoom responsable place yi dañ ciy daan seen doole taxale si dara pour lu ñu yóbbu seen kër. ñaata le propriétaire immeuble yi ak oto yi di fay mairie Dakar Plateau ngir am espace de parking réservé jéem nañu jokkoo ak mairie Dakar Plateau waaye antuwul. Seydina Oumar Kane jaajëf waaye itam jàngeen jëf ci ànd bi ñu ciy teewee li moo tëj ci xabaaru Maraxim sant leen gërëm leen ni ngeen wóolu suñu programme ba ànd ak ñun fajar ak léegi loolu toxal seenum seetaan ndax ba li am solo mu ngi ñëwaat encore ànd ak yéen ba guddi kon rendez-vous incha allah ci jukki xabaar yi lay doon di xaaju guddi 0 heure jàngeen jëf ila liqa